بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح mais dañu bëgg ñu nekk ay animateur ci biir penc yi leen yabaloon parce que penc yi ñoo leen tànnoon choisir leen parmi plusieurs jeunes ñu dem defi la formation donc loolu bu ñu ko waxee bu pare dañuy jàll ci li nga xam ne moom moo ñu fi dajale tey donc APEXI dafa am loo xam ne daf koy def chaque année mu jëm ci ay partenaires am mu budgétiser ko ba nga xam ne daanaka ñi miin budget wu APEXI xam nañ ne bu ñu tolloo ci période bi am na yoo xam ne daf ko warloo obligation morale bu mu teg boppam mu jëm ci lenn ji ay penc muy comité de gestion de quartier yi parce que ay partenaires séculaires la ñu yu APEXI mais aussi am ay partenaires yoo xam ne lu mel ni association des étudiants lu mel ni JAMI lu mel ni ñii di def lël bi acteurs les relais communautaires lu mel ni Magu Kids ñooñu ñëpp dañu nekk ay partenaires yoo xam ne APEXI dafa lëkkaloo ak ñoom dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie du faire parce que APEXI mënul bépp domaine d'investigation mu yëkkatil ko boppam su gisee ay partenaires yu dëkk Yoff nekk ay kuréel yu organisé daf ciy ànd ak ñoom loolu moo waral cérémonie tey bi donc ni muy tëdde mooy danañu jox kàddu gi El Hadji Abdoul Aziz Thiaw mu porter la voix du président de l'APEXI moom dana expliquer la philosophie qui sous-tend lii nga xam ne dañ koy jël di ko yëkkati di ko teg ci kuréel yooyu nga xam dañuy nekk ci Yoff dañuy yëngatu ci wàllu développement communautaire su paree alors duñu fiy téye ñi ñu lu yàgg su paree moom bu ko expliquer ba pare alors danañu def la remise symbolique bu ñu paree nag danañu jël lenn ci kuréel yi fi toog ñu jox leen kàddu gi ñu daal di apprécier ñu lever la séance parce que dañu nekk ci nawet bon jot gi demeewul noonu am na sax suñu ay partenaires yoo xam ne yi ñu ngi leen doon xaarandi dañ bëggoon aussi profiter ci occasion bi présenter leen xam ngeen ne APEXI dafa bokk ci kuréel gi ñuy wax CNCPV muy kuréel gii lëkkale volontaires yi nga xam ne ñoo nekk au Sénégal bu ngeen fàttalikoo ñetti at ci gannaaw célébré woon nañu fii le 5 décembre
la journée mondiale du volontariat fii ci bayal bi bu ngeen seetee keroog waa Yoff ñëpp ñoo ci jàpp te keroog vraiment avec aussi ñu rendre hommage monsieur le maire Seyna Issa Ndiaye parce que moom moo ci bokk avec kuréel gu ñuy wax CV3A muy kuréel gi nga xam ne mooy les volontaires du 3e âge bi mu gisee kuréel ya fa nekk mu gis APEXI ni mu bindoo mu gis ne APEXI war na mun bokk foofu mais nag bu ñu nee APEXI déggin wi mooy bunte bii di permettre kuréel googu dugg Yoff waaw parce que APEXI boo seetee comité quartier ñëpp ñoo ngi fi ñooñu nag président bi en conseil des ministres dafa waxoon ne dafa bëggoon ñu defal ko benn rapport sur le volontariat au Sénégal pour ñu xam effectivement ce que les organisations volontaires nekk di def ci wàllu développement communautaire bi loolu amee ñun ñu ngi dem foofu di participer ci réunion yi alors si la ñu commettre benn cabinet d'étude boo xam ne dafa war a def moom moo war a mener cette phase de collecte des informations alors auprès des organisations volontaires APEXI nag bokkoon si ñi nga xam ne dañ leen tànnoon pour ñu prétester le questionnaire loolu honneur la parce que wax dëgg yàlla je parle sous le contrôle de Aziz danañ fay dem di ànd ak ñeneen Mamadou Assane mu ngi nii toog danañ fay ànd ci rencontre yi ñuy organiser mais wax dëgg yàlla Amadou boo fàttali koo keroog ba ñu demee fële Grand Théâtre honneur bi ñu fa defal ba def naa yow mii la ñu tànnoon en tant que volontaire pour nga présenter ñu yow nii nga dundee zone d'extension bi en tant que volontaire communautaire donc jox nañu cër bu ñu jëlee APEXI nag tànn ko ne dañ bëgg a prétester le questionnaire ñun tam ñu ne danañu saisir occasion bi nga xam ne penc yi danañ fi ne partenaire clé yi danañ fi ne pour wax leen bu ñu fi jaaree danañ am occasion gis de visu APEXI wala waa Yoff bokk naka la ñuy dundee volontariat bu ko defee après bu ñuy remonter les informations dana nekk information ne APEXI mooy nekk la porte d'entrée mais danañ ci gis étudiants yi danañ ci gis penc yi danañ ci gis kuréel yi nga xam ne yëpp ñoom ñooy porter le développement communautaire à la base parce que APEXI noonu lañ ko war a déggee du kuréel goo xam ne dafay nekk moom rek mais day nekk porte d'entrée pour accéder à la communauté pour lépp loo xam ne li dafa nekk lu baax ci communauté bi ñu mën ko génne bu ko defee képp koo xam ne kii da ngay suivre le développement communautaire à Yoff alors nga mën ko suivre donc ngeen baal ma j'ai été un peu long dans l'introduction damay jox kàddu gi Aziz bu ko defee moom dana leen faram-fàcceel un peu la philosophie bi nga xam ne moom moo sous-tendre lii nga xam ne APEXI moom lay yëkkati chaque année di ko def si budget am ñu koy voté fii y a des membres du comité directeur boo xoolee nomenclature du budget bi da nga ko ciy gis de façon très lisible et bu ñu koy def aussi ay xalaat la yoo xam ne dañ ko tënk moom dana ci revenir la philosophie ni ñu koy defee ak APEXI lan la si jublu donc Aziz ñu ngi lay jox kàddu gi nga baaxee ñu approche boobu nga xam ne moo sous-tendre action bi APEXI def envers ses partenaires. dañuy rek peut-être delluwaat di sant gannaaw bi ñu nuyoo ñi nga xamante ne ñoo mujjee ñëw fekkewu ñu bi ñuy nuyoo ñi fi teew ñëpp ku si nekk ñu lay jox sa wàccuwaay li nga xamante ne ndëkk moo ñu fi dajale yàgg nañ ko def ay at donc su ma juumul ren mooy ñeenteel wala juróomi at ñu koy def donc muy loo xamante ne dafay jóge si APEXI jëm si vraiment quartier yi pour jàppale leen si nag itam xarit loolu ndëkk lu tax APEXI di si insister mooy que ni ñun ñëpp si ay quartier lañ jóge te Yoff dëkkëb cosaan la donc mu am loo xamante ne suñuy maam dañ ko fi bàyyi woon muy aada ju rafet donc ñu koy wëyal ba jamono yi tey ji donc bu jëkkoon dëkk for nañ si mag ñi wala fekk nañ ko tuuti que ne quartier bu nekk amoon na autonomie parce que daanaka juróom-ñaari quartier moo fi amoon traditionnel quartier bu nekk amoon na mbaalam mbaal mi lu bëri si quartier bi moom moo fa daan taxawu quartier bi donc jamonoy dox ba mbaal yooyu daanaka yi fi des bareetul te charge yi quartier bi di gën a yokku donc fii mbaal mi daan féete quartier bi gis nañ ne quartier yenn ñu ngi góorgóorlu di tabaxaax yooyu noonu pour ut lu ñu loué mais terewul yan bi dafa diis ba tey parce que ñii dëkk ci quartier bi macha allah yokku nañ soxla yi gën nañ tar te am na loo xamante ne aussi buñ ko bàyyee mu nax saay rek day gën a yokk coono yooyu moo tax si bi ñuy élaborer ci biir APEXI ñu waxtaan jamonoy budget ñu ne pourquoi pas li nga xamante ne mooy lu mel ni tamxarit période moment de partage la waa quartier bi yëpp di daje selon quartier bi ni mu toll ñu jënd ay nag di ko vraiment tong-tongee jaayuñu ko waa quartier bi déedéet parce que ku xam
vraiment aw nag li muy jar xam ñoom ni ñuy joxee nar yi nga xam ne jaayuñu dañ koy séddaale waat rek donc lii waa quartier bi di joxe ay francs symbolique la rek donc chaque année ñu gis ne quartier yu bëri dañuy sonn pour am lu ñu jëndee ay nag d'abord ensuite bu ñu jëndee ba pare déficit yi nga xamante ne dafay juddoo ci tong-tong boobu diis gi muy diis quartier yi aussi day metti ci ñoom surtout comité de gestion yi ñu supporter déficit yooyu ci la ñu waxtaanee ñu ne nañ xool benn montant bu symbolique boo xamante ne APEXI daf koy yëkkati dimbalee ko quartier yooyu donc loolu moo sabab vraiment li nga xamante ne moo ñu fi dajale tey ñu koy def ay at yu bëri yàlla na sunu borom vraiment may ñu gën ko fekke yàlla ngeen ñaanal ñu aussi pour vraiment APEXI ay revenu am gën a takku bu ko defee niñ ko commencé si Tamxarit peut-être dina mën a dem ba si Korité ak yeneen wàll ñu ngi koy def gaa mais bii daal vraiment bokk na si nga xamante ne pour man wala pour ñun ñii nga xamante ne ñoo nekk si APEXI bokk na yi si gën a symbolique yi si ëpp doole parce que ñaari taxawaay la am taxawaayu solidarité donc mooy yéwénal vraiment ñi nga xamante ne ñoo dëkk si dëkk bi ñu mën a feetu beneen bi mooy wàllu culture wala wàllu aada da koy dundal suñu cosaan parce que ñëpp ñooy tase si penc yi vraiment ku si nekk ñëw di jël se nar boobu parce que nag wi buñ ko xësee ba takka si penc mi rek nekkatul nagu comité de gestion bi nagu waa quartier bi la te nagu waa quartier bi ne képp ku dëkk si quartier bi am nga si ab cër moo tax vraiment ñi nga xamante ne ñoo koy saytu ñu leen di ñaanal suñu borom yàlla gën a dëgëral seen ab taxawaay parce que lu am solo la loo xamante ne ñun ñii day nekk ay guni vraiment buñ defee tuuti fàttaliku rek par rapport ak nag yi su daan ñëw mbégte mi ñu daan àndal vraiment jar na waa Yoff gépp ñu jàppasi pour mbégte moomu xale yi continuer di ko am moo tax ñun liñ si man ñun waa APEXI muy yëkkati ab montant symbolique dinañ ko def chaque année incha allah di ñaan suñu borom vraiment mu sax ñu yëkkati ko dimbalee ko quartier yi du dimbali sax jox leen que suñu participation si loolu donc di ñaan rek vraiment comme ni muy oyofee si quartier yi gis nañ ne quartier yu bëri ñu ngi vraiment njëg gi ñuy wecceekoo nar yi ñu ngi koy yombal donc di ñaan suñu borom rek yàlla gën a yokk seen doole bañ gën a yéwénal loolu parce que tey ku gis ndawal kilo bi yàpp mu ngi jar ñaata si Sénégal ay presque 3000 francs ou plus donc tab nar am na nar bii gën a cher si Yoff su ma juumul 2000 lay jar ou 2500 donc loolu rek am dimbal la si ñëpp donc di ñaan vraiment comme ni APEXI defee ñi nekk si quartier yi aussi te man ka si turu comité de gestion ngeen baal ma su mu naa casquette ab APEXI si turu comité de gestion yi donc ak coono yi ñu siy daj lu ñu leen mën a dimbalee rek ñu dimbalee leen ko loolu daal laa amoon lu may yëkkati di ñaan vraiment ndaje mi yàlla bu mu nekk suñu mujjëg ndaje yàlla na suñu borom yokk jàmm si dëkk bi xéewal yi nga xamante ne am nañ ko yaakaar si taw bii fii taw yàlla na ko yàlla vraiment barkeel donc muy ay xéewal di aw yiw surtout wasaare ko si Yoff wasaare ko si Sénégal gi yëpp donc loolu daal lañ amoon lu ñuy yëkkati vraiment di remercier ñi fi nekk ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merci beaucoup ci propos exposé introductif boobu nga def aussi xanaa rek ñu dolli leeral ne APEXI li muy yëkkati da ko yóbbu ci askan wi ñaari forme appui la dafa am lu ñuy wax ay appui individuel yoo xam ne yi da koy yëkkati mu jëm ci benn nit ku feebar wala ku am ndokk APEXI jàppale ko waaye bu ngeen fàttalu ko ci assemblée générale ak ci réunion comité directeur ñu bari doon nañu wax ne nañuy bàyyi xel ci appui collectif mooy loolu Aziz wax léegi nga xam ne ndimbal boo xam ne boo ko yëkkatee ñamuy laal dana bari def naa philosophie boobu moo nekk ci Tamxarit parce que penc yi amaana bu ñu bàyyi woon ku nekk jéem a démerder foofu doole yi nga xam ne dafa loomaatoo dafay feeñ mais bu ñëpp àndee ñu def ko benn masse foofu lay gën a woyofee donc APEXI dafay jouer sur les deux cordes mu ngi def ay appui individuel ñoo xam ne dañu tawat mu dimbali leen ñu am ndokk mu dimbali leen waaye nag aussi mu ngi gën a favoriser appui yi nga xam ne ci mbooloo la jëm ci biir mbooloo mi nag mooy ëpp sutura ci biir mbooloo mi dana fexe ba ñit ñi sentir ne ñoom ñoo bokk alors mën a dimbalante alors si seen biir donc comme ni ñu ko waxee woon
suñu mbokk yooyu ñu doon xaar tollu lañ pratiquement fii ci maire bi ñoo ngi ñëw kon dañuy avancer rek ñu def la remise des appuis bu ko defee ñoom bu ñu ñëwee fekk dernière partie bi yem ak bu gaa yi jëlee kàddu ñu jox leen kàddu yi ñoom ñu def li ñuy def bu ko defee dinañu am li ñu bëgg te duñu fi naaje trop quoi ah noonu baax na si ah. appui yi nga xam ne moo jëm ci tamxarit bi moom la ñuy jaarale ci penc yi alors donc on va commencer par le quartier de Tongor waaw parce que loolu la ñu déyoon ah ñuy tàmbalee toujours ci kii bi alors saw bi jëm ci penku bi donc Thiaw yaa fi teewal Tongor ah donc dañ lay ñaan rek nga daal day jokk taxawee na la ci kii bi ah bu ko defee Aziz da ngay jokk nga jox ko quoi. waaw kon mbooloo mi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant comme ni ñu ko waxee woon sànq dañuy jël kàddu gi rek jox ko quelques représentants yi fi ne ñu barkeelu ci waxtaan bi su ko defee après ñu daal di jàll ci dernière partie bi monsieur Fall ak collègue am yi mu àndal comme ni ma leen ko waxee bi ñuy introduire le débat donc ñoom dañu fi représenter ay kuréel yoo xam ne yi waa CNCPV muy regroupement des volontaires dañu leen tànn pour ñu travailler sur la collecte d'informations yi nga xam ne moo war a aider à ce que ñu def le rapport sur les activités des volontaires au Sénégal et que le rapport national et que c'est une commande vraiment qui vient au niveau de la présidence de la République comme ni ngeen ko xamee volontariat du lu bees yàgg na fi peut-être baat bi moom la ñuy faral di dëkkale ak ñoo ñuy jógee ci bitim réew di fi ñëw mais fii ci biir communauté bi yàgg na fi bu ñu jëlee APEXI nag comme ni ma ko waxee sànq am na ay spécificités yoo xam ne nekk na ci suñu communauté bi ñu bëgg ko mandargaal moo tax biñ ñëwee dañuy prétester le questionnaire ñoom ñu jël APEXI pour tànn ñu yàlla def na coïncidence am tey APEXI doon joxe dans le cadre de la stratégie du faire parce que APEXI dafa jël communauté bi yëpp c'est une association villageoise communautaire mais dafa am ay kuréel ay yore ay pàcc ci biir développement communautaire bi mu am nag contrat moral bu dox seen diggante APEXI chaque année dans son budget dafay voter ay appui yoo xam ne dafay dem ci kuréel yooyu tey ñi fi toog mooy les représentants des comités de quartier on va vers la fête de la Tamxarit mu am ay appui yoo xam dañ leen koy jox pour accompagner ñoom effort de subvention bi ñuy def pour que ce jour de fête là couche vulnérable yëpp mën fêter dans la dignité n'est-ce pas cette fête religieuse. À côté on a l'association des étudiants élèves de Yoff. C'est une organisation qui encadre, n'est-ce pas, les études et des élèves et des étudiants à Yoff. Ils vont organiser le samedi une cérémonie de distribution des prix pour récompenser les meilleurs élèves. Il y a des séances de LEL qui sont organisées. Yoff est une communauté traditionnelle, vieille de plus de 6 siècles. Alors ces cérémonies de LEL sont perpétuées par deux grands volontaires dans le cadre des relais communautaires, Matar Ba et Ahmed Sibi. Et chaque année, pas moins de 200 enfants sont pris en charge dans le cadre de ce LEL. Ils sont circoncis, ils sont initiés et ils sont pris en charge dans un système de transmission de valeurs. À côté, on a Magou Kids qui intervient dans la promotion de la petite enfance, n'est-ce pas, et qui accompagne les actions de l'association des étudiants et d'autres organisations communautaires de base. On a Djami, jeunesse association des musulmans de Yoff, c'est-à-dire l'encadrement des jeunes musulmans depuis le bas âge à travers cette association qui s'appelle Djami. Et vous voyez que si vous faites le round-up, plusieurs couches sociales sont touchées à travers ces différentes organisations. Et APEXI, dans le cadre de la stratégie du faire-faire, accompagne ces organisations et dans son budget consacre des rubriques alors à ces volets-là. On a aussi la présence de jeunes moniteurs qui sont en pleine formation dans le cadre de leur stage de moniteur et doivent avoir leur diplôme. On les a conviés à la rencontre pour qu'ils puissent aussi vous rencontrer et tirer profit de cette session parce qu'on va organiser à partir d'aujourd'hui un patronage sur 21 jours qui va bénéficier à 3 fois 150 jeunes de Yoff de 6 à 14 ans. Et ce sera l'occasion pour eux de faire la phase pratique et aussi de disposer de leur diplôme, mais aussi de contribuer dans le cadre du volontariat à l'effort de développement communautaire. Voilà de façon ramassée le profil des acteurs, n'est-ce pas, que vous avez devant vous. Et quand vous voyez la configuration de la salle, vous voyez qu'il y a des personnes du troisième âge, des classes d'âge intermédiaires, mais aussi des plus jeunes. Et c'est ça un peu comment fonctionne Yoff, avec la règle de seniorité, rak top mak, dom top bay, djarba top nidjay, mais en symbiose,
dans un débat contradictoire fondé sur des valeurs que nous ont transmis nos ancêtres, mais pour faire fonctionner de façon très démocratique la communauté. Donc voilà un peu, M. Fall. Hein. Donc sans plus tarder, on va donner la parole aux représentants des organisations ici présentes qui vont donner leur avis sur ce qui vient de se passer. Et pour la troisième et dernière étape... Assalamu alaikum mbooloo mi dinaa jéem wax ci ndigal parce que defe naa samay kilifa ñoo fi nekk ci wàllu yëpp donte le président comité de gestion la bu daagu daan mais comme ni ko as waxee tout à l'heure rakk topp mag doom topp baay ak grade boo mën a am soo ñëwee fii da ngay sukk toog donc loolu mbaax la fii looloo tax bi may jox kàddu gi may bañ mais du bañ a wax parce que mbir mi lu nit di sawar a wax la parce que bu fekkoon ne dañ naan gulet kon ñu am lu ñuy wax mais defe naa bu ñuy wax ay at bay wax nuñ koy pérenniser di ko lu mu gën a ñoŋe donc lu am firnde la lu sax la aussi loo xam ne dañ ko bëgg mu gën a yàgg et ki lay defal loolu aussi du obligation parce que toujours dama koy faral di wax ne APEXI association la bu constitué comme yeneen association yi association la et association yëpp elles sont régies par les mêmes textes donc su demee ba nga xam ne mu ngi xalaat ne kat comme ni nga xam ne moom la ko siglam bi waxee association pour la promotion économique et sociale de Yoff et ñuy wax ne dañuy appui ku ko wax yaa ngi def social donc loolu dañ leen ci encourager xam naa bëgguñu ko leen gërëm bëgguñu ko leen féliciter parce que utuñu ci loolu mais quand même li nga xam ne mënuñu ko ñàkk def mooy encourager leen parce que mënoon nañ jël seen xalaat jëmale ko ci faneen wala ci leneen loo xam ne du ëpp njariñ lii donc vraiment ñu ngi leen di encourager di ñaan aussi vraiment que ñi nga xam ne ñun lañ ko jox waa quartier bi sentir ci seen bopp sentir seen bopp aussi ñu xam ne kat li nga xam ne moo fi taxaw buñ ko mënee am na ñu ci jàpp parce que fii kuñ fi puusul doo dem te Abdou Aziz wax na ko ci ubbite gi ne charge yi dafa yokk effectivement Yoff amoon na cosaan lu fi am dëkk yëpp amoon nañu ay mbaal dem na ba mbaal yi li yàlla xam doy na donc tey bu fekkoon ne amul woon yeneen i pexe am ndimbal mu mel nii dina metti torop ci ñi ko yor donc parce que dëkku sutura lañ nekk et ku wax sutura wax social et ku wax social aussi nga xam ne loo xam ne warul fës la parce que ñi koy soxla buñ ne kilo yàpp 3000 lay jar 3000 nangam yow ngay joxe nar entre 1000 francs ak 2500 ça veut dire que am na social te nar ba bul xam nan lay toll tamit du lu ñuy peese mais buñ ko tegoon ci balance dina dis trop donc vraiment ñu ngi leen di jaajëfal di leen encourager di ñaan yàlla aussi yàlla na yàlla yokk ndëgërndaay bi et gën a dëgëral ko aussi nekkin bi parce que loolu lu am solo la donc vraiment di leen encourager di saluer effort yi ngeen di mener et di ko témoigner au niveau même international laa mën a wax parce que ku ne dina dégg lii et parce que ñun ñëpp ku ci nekk am ngay njaboot yu nekk ci biti et donc war nañ mën a xam ne kat am na kuréel gu ñuy wax APEXI di def loxoom ci quartier yi et que di ko def aussi ci beneen fànn bii lañ toog tey ci lañ mën a wax mais am na yeneen yoo xam ne mënoon nañ ci wax yoo xam ne aussi toujours dans le cadre social donc vraiment merci beaucoup et jërë ngeen jëf. gan yu fi nekk ak ay xale yu fi nekk pour la petite histoire ma ne bon ma dolli ci lii Adama doon wax lii aada la cosaan la lu am plus de 600 ans mag ñi biñ koy instauré mooy bi ñuy samp dëkk bi li tax ma wax loolu mooy lan mooy fondement wu Tamxarit ñuy jënd ay nag du dëkk yëpp a koy def Yoff di ko def ak dëkki cosaan yi parce que ñëpp seen loxo jotul woon seen gannaaw du ñëpp ñoo mënoon a jënd nar Tamxarit pour ñëpp bokk feetandoo du ñu xam ku am ak ku amul mag ñi instauré woon ñu def ay nagu pénc nag boobu
ñu doon dajale li ñu am ci mbaal mi di ko ci def di ko préparer année bu jot ñu xam ba jënd ay nag ñu dem ba jamono nag booba dañ ko doon distribuer gratuitement ñu dem ba ay jamono doole ji di gën a néew ñu ne nañu dugal une contribution forfaitaire mag ñi ne dafay am participation symbolique boobu mu ngi commencé woon ci ay 250 ñuy dem ba jamono ñu yéen a ngi dégg léegi ñuy wax ay 1000 francs 2000 ñu di ko def pour nit ñi participer lu tax parce que après dafa am ñoo xamee ne ñi dañu doon liggéey ji ci yenn kii yi société yi ak kii yi mag ñi ne penc dañ koy sot donc ñu ne bon ñi nga xam ne dañuy liggéey dañu war a contribuer ñu ne déedéet nañu maasale demander ñëpp contribution bi mu nekk 250 ba ni muy ëgsee fii ñu ëgsee nii loolu mooy solidarité bi nga xam ne Yoff doon na ko def traditionnellement muy wàcc di ñëw ba si ñun Adama ngi wax léegi ne nar bi duñu ko peser ñun au niveau de Mbengeen man mi maa ko doon peser dañ doon seet bi gën a faible bu ñu tegee nar yi ba pare dañuy toog tànn ay nit ñu xool ba ne nar bi moo gën a faible boobu la ñuy dem peser ji ñu ne bi gën a faible bon dina am 2 kilos yu teg tuuti nar bi gën a faible parce que dañuy jël par morceau di ko teg di def tour bi pour ku ne man ci am bu ñu paree ñu seet bi gën a faible ñu peser que ñu ne bon nar bi gën a faible mu ngi nekk 2 kilos et poussière donc noonu la ko mag ñi doon defee muy ñuy perpétuer kii boobu ba ni mu ëgsee nii ci sunuy loxo ñu bëgg ko transmettre njaboot yi nga xam ne ñoo ñu féete ndaw itam loolu moo tax ñu ne bon nañu waxaale lii pour que nit ñi xam ne lii ñu yor cosaan bu dëgër la waaye am na cëslaay tamit ci wàllu diine parce que solidarité la loolu damay bàyyi bu imam di ñëw dina ci dugg ngeen baal ma wax di la sant quoi. Alors dañuy jàll ci association des étudiants élèves de Yoff. salaamaaleykum ma présenté wu waat rek pour ñi ko fekkewul woon maa ngi tudd El Hadji Mamadou Ndoye nekk président association des étudiants et élèves de Yoff association bi nag étudiant la ak élève mais malheureusement jamono ji ñun sax la lañ la ñu oowee booy étudiants yi mais dooy étudiant kese ñoo ko composé ñu ngi ci benn phase boo xamante ne sax ñu ngi dute ndax est-ce que du élèves yi ñoo ëpp étudiants yi ci biir association bi dañ ci am wàllu wu rëy kàddu yi aussi ay remerciements sûrement lay nekk jëmale ko si APEX yi parce que du gulet chaque année nii lay demee depuis ma nekk fi boog man 2014 laa ñëw si association bi ba yàlla def ma président tey du gulet chaque année nii lay demee jox ngeen ñu siège boo xamante ne fa la ñuy nekk di fa def suñuy réunion suñuy rencontre et tout ça ba si jamono ji sax xamante ne bu ñu fi ñëwee 9h daanaka 2h du matin lañ fiy jógee ndax nekk ci préparatif cérémonie distribution de prix bi cérémonie bi nag yàlla daf ko jaaral suñu loxo rek waaye du suñu yëfu Yoff gi yëpp la te APEX yi muy association boo xamante ne nii ëpp na li mu doon parce que je pense que bu yemoon rek ci naka lañ koy waxatee sax si partie juridique bi lii ko compétence yi nga xamante ne nii moom lañ ko jox kon lii duñ ko jot a am tey mais ñu ngi sant yàlla daal bi ñu yàlla xéwale association bu mel ni APEX te di inciter yeneen kuréel yi nga xamante ne ñoo fi nekk muy association muy comité de gestion muy lu mu mënta nekk ñu xam ne association bu Yoff la te cérémonie bi Yoff gi yëpp la képp ku si mën a am benn contribution bu mu war a apporter mën na ko si apporter jamono ji toll nañ ci du ay guddi sax mais damay wax ne lëndëm gu metti lañ toll yàlla rek a tax may wax ci lëndëm gu metti lañ toll du ma dugg ci détails yi mais soxlaa nañ appui Yoff gi yëpp du yem ci cérémonie bi mais ak yeneen yu jëm parce que seeni doom ñoo nekk si région yi di fa souffrir du ma taay si du ma ko wax seeni doom kese ñoo nekk ci région yi tey di fa souffrir ci démembrement yi loolu la woon en somme di jégalu si kàddu yi di remercier encore une fois APEX si geste waaw comme ni ko Mamadou defee di présenté waat si nga xamante ne fekku leen fi woon man la Makhtar Abdoulaye Ba relais communautaire initiateur lël social bi nga xamante ne mooy am ay Yoff waaw maa ngi duyu ñëpp di jégalu si kàddu yi ndax sunu papa yi bu ñu waxee rek vraiment
waruñu woon wax waaye vraiment ñu dolli si tuuti rek di sant ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi teew waaw di wax ne vraiment li nga xamante ne dañ ko initier muy lël bi bon vraiment am na ñaar yoo xamante ne ñoo nekk si dëkk bi muy man ak sama frère Ahmed vraiment ñuy def loo xamante ne si xale yi vraiment am na solo trop mooy di leen xarafal bon transmettre leen ay valeurs téye leen xam nga suivre leen ba nga xamante ne bon vraiment bu ñuy génn dinañ génnaa léegi ay jikko góor dëgg vraiment di loo xamante ne lu am solo nag APEXI vraiment xam li nga xamante ne loolu la ñuy def ñoom ñu xam seen rôle bon vraiment ñëw en appui di ñu jàppale si jàppale bu am solo vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant wax amuñu seen fay bon mënoon nañ ñu seetaan bon mais defuñu ko dañ ñëw accompagner ñu vraiment bokk non seulement si xaalis bi kese mais si xam-xam yi vraiment dañuy ñëw sonal ko bon mu defal ñu ay projets yoo xamante ne bon vraiment ak ay programmes yoo xamante ne buñ ko suivre vraiment après ay njëriñ rek lay doon si ñun nekk ay njëriñ si xale yi vraiment di woowaale ñëpp bon le 20 lañ suñu clôture bi bon vraiment xam naa amee tamit am na date bu mu choisir pour clôture am bon vraiment ñu si woo ñëpp si bayal bi moom la ñuy def le 20 mooy clôture bi ak ay kasak yoo xamante ne bon vraiment chaque année dañ koy def di inviter toute la population de Yoff ñu ñëw xool li nga xamante ne moom la lël yi di liggéey ak xale yi nga xamante ne ñoom lañu nekkal bon vraiment macha allah daal waaw di loolu social bi nag ni ñu ko xamee mooy historique bi mooy vraiment lu am solo la parce que ay xale yoo xamante ne dañ leen di laaj benn montant boo xamante ne bon vraiment participation la bu benn waajur fayee benn 5000 fayaal leen ne beneen xale parce que en général 2500 la peut nga koo xamul vraiment ñoo xamante ne ñu ngi si dëkk bi seen loxo jotul seen gannaaw bu kenn joxee 5000 joxewaaleel na beneen xale boo xamante ne moom sax xamu ko si loolu nag la ñuy liggéeyee vraiment ba chaque année ñu def ay 150 200 enfants yoo xamante ne dinañ si bénéficier aussi Yoff bon di sant di gërëm bu baax a baax di ñaanal APEXI li ñu commencé nii yàlla nañ ko yàlla def ñu continuer ko ba. Mariam Seck madame Guèye di waxee si turu Magu Kids mais en même temps dama bokk si comité directeur APEXI bokk si aussi si association étudiants élèves de Yoff parce que ancienne présidente association bi la en 2012 kaddu yi remerciement la ba aussi kaddu yi encouragement parce que APEXI dafay liggéey lu am solo boole na structure associative yi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp pour ñu mën leen a jàppale si li ñuy def acronyme bi ñu wax muy association pour la promotion économique et sociale de Yoff social bi ñi ñu ngi jongalaate éducation bi mu ngi association étudiants élèves ñu ngi fi Magu Kids mu ngi fi donc pour le cas de Magu Kids c'est la promotion des droits de l'enfant éducation santé ak bien-être parce que xale bu jàngee dañ ko war a sanctionner positivement donc xale mu jàng ba pare ñu ne que dañ lay yóbbu piscine olympique doo fay dara gratuitement donc xale boobu day tax mu mën a gën a jàng mën a gën a góorgóorlu yëpp si dafa bokk si cadre association étudiants élèves de Yoff li ñuy liggéey dafa am solo donc ñëpp ñoo mën a jàpp comme ni ñuy waxee dans l'éducation chacun s'y met et tout le monde y gagne bu APEXI créé siège bu mel nii ñu def ay réunion association étudiants élèves yi ñëw jox leen ay prix Magu Kids si ñëw da leen di yóbbu piscine olympique incha allahu rabbi bu ñu ko yàlla mayee donc yëpp si jàppale rek xale yi xamuñu leen sax mais comme jàng nañ ba jël paie donc il est normal ñi nga xam ne ñooy seeni mag ñu jàppale leen du dañuy ñëw may leen mais dañ leen di wax ne boo jafaatee lii boo jëlee paie dañ lay yóbbuwaat donc esprit de compétitivité boobu moom la APEXI jël du moins APEXI ak Magu Kids ak AYE moom lañ jël pour jàppale xale yi donc encore une fois maa ngi jéggalu si kàddu yi di wax ne rek kàddu yi ngërëm la macha allah. sur tous les plans merci. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Roxee ñi ñu gën ma xam si Yaacaw maa ngi dëkk Daagu Daan di représenter stagiaire moniteur yi waaw ñun dañuy rafetlu teewaay bi ndax du buleet daal ñun ñu assister si affaire yi si APEXI parce que bu ñuy wax social dama yaakaar ne APEXI si Yoff bokk moo fi number one parce que lu ñuy dugg ñoom lu ñuy dugg lu ne buñ la si woowee rek yow da ngay sawar parce que ñoom dañoo jub di jubal te duñ teg si yoon ñun tamit xale yi ñu leen di gërëm bu baax parce que ñun suñu stage pratique ñoom ñoo si jàpp bu dul woon ñoom amaana ba dinañ génne xaalis bu bari di ci def ñoom ñoo ci def seen presque la moitié mais man dama part personnel damay gërëmaale suñu waa comité de gestion suñu président Adama Sylla mu ngi ne di leen gërëm bu baax ndax ñun suñu bopp lañ xam ñun waa Daagu Daan ñoom bi ñuy dem ñoom ñoo génne tamit xaalis bu bari jox ñu
mënoon lañ leen si bañ a fekk dépense lépp ñooñu ko jox te ba tey mu ngi nii ñoom tamit dañuy def te duñu wax daagu daan bu demee ba tollu fii mën nañu wax ne yàlla ak ñoom la lu ne ñu ngi koy dugal nag si daagu daan lu ne waaw mais ñu ngi ñaan rek li ngeen commencé nii li ngeen nekk nii yàlla na leen si yàlla jàppale ba ngeen am li ngeen si bëgg ñun nag moniteurs yi ñun dañuy chaque jour comme ni ñu koy waxee rek dañuy gën di jaajëfal waa APEX yi ndax ñooñu dooleel tamit waaw di leen ñaanal ñu ñaan yàlla rek li yaakaar suñu yàlla bu mu tas jërëjëf maa ngi tudd Mamadou Diouf ñu gën ma xam si Gora Diouf nekk membre comité directeur bu APEX yi jël bi ma jël parole nag dañuy ñaaxaat rek comité gestion yi nga xam ne ñoo ne ci quartier yi naka jekk ñooy organiser affaire u Tamxarit parce que bu jotee kër gu ne da ngay jënd mu pour éviter nit ñi di nekk ci fitna di disperser wu ku nekk di utu ndawal de gauche à droite quartier yu organiser wu jënd ay nag comme ni ñu ko waxee woon fii dañu amoon yeneeni xeeti force yu daan appuyer dëkk bi muy mbaal yi fi newoon ay filets nga xam ne daana générer xaalis bu bari fa la ñu ko daan jëlee seen kees jaay des fois nag ñu jaay à perte mais doo ko tudde perte parce que dañu ko delloowaat ci population bi loolu APEX bi mu taxaweek léegi aussi xam ne yooyu moyens yu ci bari mu ngi dàqu mu ñëw jàppale quartier yi à travers les comités de gestion parce que xam nga nit ñi lu egsewul si ñoom rek dañ lay wax ne réew mi defuloo fi dara maire bi defoo fi dara nangam defoo mais bu yegsee si yow ba nga sentir que alors loolu day nekk loo duut baaram loo teg sa bët moo tax ñuy ñaaxaat comité de gestion yi xëy na daanañu jaay à perte mais aussi bu fekkee appui ñëw na ba ñu sentir ne perte du ci am dañuy ñaan population yi sentir loxo APEX yi ci Tamxarit ji parce que loolu aussi ay wax la yu retourné di ñu fekk fii bu ma am na fii quartier yu ñuy cité yoo xam ne exemple lañ ci wàllu woowu am na ñoo xam ne dañuy tànn seen magi quartier jox leen gratuitement ñenn ñu oyofal leen njëg gi loolu yëpp su amee Yoff nga xam ngeen ne lu fi nit def rek ñu jotaat ko surtout que affaire bi fii lay jógee dafay dellusiwaat ay benn nit wala ñu ñëw expliquer ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñeneen ñi aussi de l'autre côté critiquer ñu bëgg nag ñi nga xamante ne ñu ngi ci dynamique gu boobu oyofal mbir yi di tànn sax ay mag di leen jox gratuitement ñu góorgóorlu ci loolu ba yeneen quartier yi roy leen si APEX nag APM ci secteur yëpp lay dem dans le domaine éducatif dans le domaine sanitaire dans le domaine social religieux culturel fépp lay def appui te loolu mooy àddina lii ngànk àddina bi yëpp APEX mu ngi ciy dugal loxoom certes mu ngi def ay recouvrement mais c'est pour delloowaat ko population bi ci loolu la sax ci la dëkk ñuy ñaan daal ngeen dimbali ñu rek wax jooju dellu siwaat su ñun gën a neex su suñu xol ba bu ñu mënee def yokk appui yi ñu def ko parce que pour yéen la wasalaam. Gora jërëjëf je pense que leeral yooyu am na solo et un des doyens d'âge moo ko wax te je pense que wax naa léegi la règle de seniorité dafa am jotaayu dëkku cosaan yu mel ni Yoff buñ fi nekkee rek dafa am wax yoo xam ne su ko doyen d'âge yi waxee mooy ëpp porté que les benjamins di ko wax donc léegi Fall dañuy jox kàddu gi nga présenté ñu un peu kuréel yi nga fi teewal ak sa partenaires yi ak leen tax jóg comme ça mu gën leer. ziar kenn ku nekk ak sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Pathé Fall ñu ngi fiy représenté direction technique de la coopération technique bu présidence de la République maa ngi ànd ak sama ñaari xarit kenn ki Mamadou Bey ak ku ñuy wax Khadim Faye ñoom ñaar la àndal donc dañ ñëwoon fii ci cadre évaluation volontariat au Sénégal niveau national évaluation boobu lañ toll. léegi ñun suñu liggéey mi ngi jëm ci wàllum saytu exactement lan la volontaires yi liggéey fii au niveau national parce que c'est une étude boo xam ne président de la République moom ci boppam moo ko commandité parce que bureau volontariat yi bari nañ fi mais xamuñu exactement lan la ñuy liggéey léegi ñun buñ tànnee fu mel ne APEX donc sûrement am na lu tax ñëw leen saytul ñu APEX lan moo fi nekk lan la ñuy liggéey mais ñun buñ ñëwee tey ñun ñu fekk fi lii
déjà ñun am nañ un aperçu ci li fi xew daal mën nañ ne suñu xel du ma ne suñu xel dal na 100% mais liñ gisagum ak li mag ñi wax déjà dal na xel donc saytu gi daanaka mën nañ ne tàmbale na parce que ñi ngi toog di xool ñi ngi dégg donc loolu am solo la ñun suñu liggéey fi mu ne ñi ngi ko war a def ci 14 régions Sénégal yëpp yamul Dakar région yëpp la ñu war a dem fi mu ne actuellement ñu tànn ay kii nu mu tudd des structures qui travaillent sur le volontariat yoo xam ne dañ leen ciblé ñu saytu li ñuy liggéey waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy responsable bi moom mi responsable bi soxla nañ aussi waxtaan ak volontaires yi fi liggéeyee mais aussi soxla nañ waxtaan ak les bénéficiaires des projets d'APEXI li nga xam ne APEXI mi ngi ci lépp lu APEXI di dugal loxoom ñooñu bénéficiaires yooyu dañ leen soxla waxtaan ak ñoom ndax bu boobaa danañ mën a dajale saytu xam exactement si APEXI mi ngi def wala deful wala tur bee fi nekk rek te loolu du suñu liggéey ñun président ci boppam moo ko santaane te du ay waxu caaxaan loolu moom présidence la jógee ñun ñëpp xam nañ ko donc moo waral daal suñu teewaay fii direction de la coopération technique en collaboration avec COGEMAP moo santaane liggéey boobu donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm kàddu gi mënul bari parce que dañuy gérer temps bi mais ñu ngi rafetlu li ñu fi dégg lépp parce que wax ci kay kanamu mag dafa xaw a jafe kilifa moom bu waxee ba pare waaw ak jafe rek moo ci topp mais comme ay gan lañ fi te jox nañu kàddu gi donc loolu rek lañ doon leeral ci li gàttal daal ku ci am looy laaj tam wala ku ci am looy leerul rek après ñun on est à votre disposition mais daal xam naa bu jeexee soxla nañ waxtaan ak responsable bi soxla nañ aussi dajale quelques bénéficiaires 10 à 12 taataan seen i xalaat mais aussi soxla nañ wax ak ay volontaires yu liggéeyee APEXI natt ñoom seen xayma seen xalaat daal ci liggéey bi li ci baax ak li ci baaxul ñu jéem a xool. temps bi xat na jërëjëf xam naa après bu Aziz remercier mbooloo mi ba ñu jox imam mu defal ñu ñaan dañuy lever la séance ñu ñaan rek ñi gën a diis ñu may leen ñu yeewaku mais ñenn ñi surtout les plus jeunes ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu rek parce que dañuy natt volontariat à Yoff te wax dégg ngeen mu wax ko c'est-à-dire bu la yàlla defalee yenn opportunité yi parce que kuréel yi nekk ci gox bi bari na ci Dakar bari na waxuma rek Sénégal mais ci biir Dakar bu ñu tànnee Yoff ñu devons saisir la balle au bon volontariat yàgg na fi Amadou wax na ko léegi góor a dellu na ci yàgg na fi nañ jël occasion bi ñun li ñu intéressé au niveau de l'APEXI mooy ñu biral volontariat naka lañ koy dundee ay Yoff APEXI ce n'est que la porte d'entrée waaw moom mooy luus bi nga xam ne mooy tibb andi mais volontariat bi naka lañ koy dundee ñun ñëpp te li ñu gënal mooy au lieu ñun ñuy wéet di ko wax moom wax na leen que yéen am ñu toog ci yéen ngeen waxal seen bopp ngeen wax li ngeen dund lii ci baax lii ci jagadi ak li ñu war a jagal ñu wax ko parce que damay faral di wax ni alxuraan rek mooy li nga xam ne kenn du ko laalaat mais lépp lu doomu aadama def mën nañ ko xoolaat parce que ne doomu aadama matul waaw ngeen baal ñu wax donc Aziz dañuy jox kàddu gi nga remercier au nom du président de l'APEXI mbooloo mi ñi fi teew ñëpp buñ paree nag ñu daal di jox imam ñu lay ñaan boo gisee ñu mu jël sànq et puis ñu choisir sànq bi ngay joxe magu kit muy ñi gën a tuut tànk yi dafa am fu société bi toll crise yooyu ñuy gete ñu doon la ñaan rek en tant que imam nga ñaaxal ñu population bi pour gars yi gën a farlu. ñu yëkkatiwaat kàddu rek di kàddu peut-être ngërëm mais surtout ñaan di ñaanal vraiment suñu kilifa yi fi teew ñëpp rafetlu gannaaw bi ñu rafetloo teewaay yi lii as daaneele par rapport ak volontariat rek moo gën a tax ñu ne nañ surtout insister ci ñaan yooyu parce que tey ñi fi teew ñëpp amul kuñ fi jox paas loolu leer na amul kuñ ci fëgg yeeka ne ko demal jëli ci wala demal nga jàppi ci quartier bi yow yaa jóg ci sa initiative personnelle nga ne da ngay jóg liggéeyal sa dëkk parce que jaamu yàlla nga ci jógtee bëggoo sax ñu koy wax loolu moom lu ma leer na ma naa ko seedeel ñu fi toog sama fit may na ma seedeel ñëwoon ñëpp donc loolu muy ay valeurs yoo xamante ne ñun en tant que ndaw nekk ay guni juddoo seen kanam saa yuñ toogee yéen rek dafay rëy si ñun moo tax toujours dañ leen di ñaanal rek parce que ay exemple ngeen si ñun ndax tey képp ku toog si ñun fii sab jataay buñ ko doon estimer si wàllu luñ la war a fay si alal defe naa ñi fi toog peut-être toogaay bi ñu fi def 2 heures de temps yi
dina ëpp 1 million ku si nekk qualité bi nga fi toogee ak li nga laax si wàllu expérience si jamonoy tey donc loolu nag ku koy defal ab communauté xaaroo si dara ànd ak yëkkati si sa poche di ko si def vraiment duñu def lu dul ñaanal la parce que desalatoo dara communauté bi donc loolu daal mooy li nga xamante ne peut-être benn seede la bu ñu doon def ginnaaw ba bu ñu toogee après di waxtaan ak vraiment cabinet bi nga xamante ne mooy saytu wàllu volontariat comme ni ko As waxee donc ni dëkk bi daanaka ñuy jóg di dox seen ab tànk que ça soit frais jàmbur mag ndomb ak tànk imam ñi fi nekk ñëpp ku si nekk li nga sasoo xaaroo si ku la fay donc loolu vraiment exemple la pour ñun xale yi ñu war si jàng donc def que ni suñu xel que ni dëkk bi fi mu war a toll wala fi ñu bëgg mu toll ñun ñoo ko war a mën a def mag ñi ndëkk desalatuñu leen dara ñun xale yi parce que tey buñ toogee di wax APEXI ñu ne ñu ngi ko sancoon sa fin année 70 donc 79 jàpp 80 ba 81 82 ñu sancoon ko fi seenam xel booba taxawal ab zone d'extension ba oyofal dëkkinu donc teg fi leneen ba tey ñuy toog fii ne dañuy yëkkati APEXI di jàppale quartier yi di leen féete fi nga xamante ne gaali mbaal yi fa nekkoon doon na leen fa féete donc mag ñooñu ñu am vision la ñu woon donc yàlla na leen yàlla xare àjjana pour ñi jiitu ñi fi desandi yàlla na yàlla yokk seenu fan donc loolu aussi pour man ab joxoñ la exemple la pour ñun ñu xalaat lan la ñuy bàyyil suñuy njaboot c'est important donc bu dee dañ ko defee noonu rek li nga xamante ne mooy volonté président bu mas a jaar ci Sénégal à savoir bâtir une nation donc defe naa loolu ñun en tant que lébu ñun en tant que Yofois parce que Yoff yaatu na léegi buñ jëlee ci exemple boobu dinañ fi bàyyi loo xamante ne dinañ contribuer sax laay wax ci état wala nation bi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñooy les pères de l'indépendance doon dox pour loolu ñun suñu contribution dinañ ko mën a indi yokk ka ci contribution mag ñi parce que lépp lu fi baax en général ñoom ñoo ko fi bàyyi donc loolu daal appel la bu ñuy def envers ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di ko commencer ci ñun mu wàcc ci suñuy rakk yëpp donc que ne ku ci nekk ci quartier nga jóge wala ci koñ quartier bi nga dëkk am na taxawaay bu la fa war parce que Korité leen jëm du Tamxarit autant pour moi du mag ñi ñoo fa war a nekk defari nar déedéet jeunes yii fi nekk nii na ku ci nekk sab quartier nga dem nga xool lan la du lu oyof de bu leen jàppane parce que am naa niveau bii ci étude parce que am naa diplôme bi parce que am naa lii du ma fa dem déedéet du yëfi cuune dem leen ngeen jàngi ji parce que ab université la di nga fa jàng management communautaire di nga fa jàng finance di nga fa jàng lépp bu ma cité ñaar yooyu rek doy na donc yéen ñëpp ñu ngi leen di inciter vraiment ngeen dem jàppale wala ñu jokk ànd sax dem jàppale suñuy baay ak suñuy ndijaay yi fa nekk di sonna ci quartier bi parce que li ñuy sonnal lépp pour ñun la parce que ñoom seen wàll wéy na donc loolu daal laa amoon lu may yëkkati di ko sof vraiment ci kàddu yi remerciement yi di ñaan suñu borom yàlla na yàlla dolli jàmm ci dëkk bi dolli ko ci Sénégal defal ñun nawetab xéewal donc boo xamante ne dafay ànd ak ay xéewal mu barkeel ñëpp surtout ci bijaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalina sayidina moolana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum maa ngi yëkki kàddu en tant que représentant comité de gestion bu Ngaparou waaye itam en tant que imam defe naa Sali booy xool loolu cas particulier fi imam bu représenté comité de gestion man à chaque fois bu ñu ma waxee pour ma ñëw représenter comité de gestion fii si APEXI dama siy sawar parce que dama jàpp ne
APEXI li ko tax a jóg bu sutee diine gis ci boppam booy xool feuille de route bu APEXI finalité bi mooy nit ki boo dee jàng na jàng bu feebaree na faju na dund ci environnement bu sell nit ki daal na nite ko nit ki bu nitee xam boppam jaamu yàlla parce que yàlla def na dama leen bind ngir ngeen jaamu ma kon man ma jàpp ne APEXI ay activités am yëpp diine lay liggéeyal kon bu ñu ma fa ooyee man damay sawar a ñëw li nga xamante ne tey moo ñu fi tax a daje muy jël si subvention boo xamante ni APEXI moo ko dimbalee penc yi jëm si wàllu tam xarit yi loolu dafa am solo tey suba damay xëy am ndaw suma dab ne ma yaay imaam man day amaguma lu ma jënd na rab tam xarit ma ne ko incha allah dina baax kon APEXI bu dul woon dimbali APEXI lii day gën a metti si penc yi te tam bu mettee si penc yi ñun imaam bi duñ noppaloo ko parce que foo jaar am ku la dab ne la imaam nangam kon si wàlla APEXI am na foo xamante ne oyofal nañu mbir mi kon si cadre boobu dañ leen di encourager di leen ñaanal yàlla en plus parce que kuy def lu baax dañ ko war a ñaanal yàlla mu sax si lu baax loolu taawanu alal birri moom la yàlla wax dimbalinte leen si lu baax te lii li ñu fi tax a daje wax dëgg yàlla lu baax la te ab jullit amul ku dul mbokkam jullitam te APEXI daanaka mooy yoof kon APEXI bu jógee di defaat si yoof maanaam yoof moo dimbali boppam te APEXI li mu yor yoofa ko moom kon bu leen yàlla mayam xel may rek mat bañ am luñ si sompati lépp sax di ko delluwaat si dëkk bi kon dañ leen di ñaanal yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla gunge parce que liggéey bu jafe la nag waaye dafa am njëriñ moo tax mu jafe kon yàlla si yàlla teg loxoom ba objectif yëpp ngeen atteindre ko incha allah bu fekkee si wàllu cadre bi nga xam ne moom la As waxe léegi si wàllu xale yi si wàllu yar bi loolu moom tontu si wax dëgg yàlla yomb na lool man ñaar rek laa si joxe ñaar benn bu njëkk mooy ñu yar suñuy doom ni ko diine bëgg éducation islamique de base loolu kase laa wax de mën na régler àddina bi benn bi soob mooy parents yi bu ñu démissionné seeni njaboot bul wax ne sama doom ñi mënaluma ko dara yaa ko jur sa doom la mënulaa téye jël ses responsabilités assumé ko yar ko parce que bu ëllëgee yàlla dalay laaj noo yare woon sa doom kon moo tax nga war a jël ses responsabilités tey bi nga ko mënee bul démissionné bu ñaari daal laa xam ne bu amee xale yi incha allah mën nañu am sens génn si te xale yi kat ñoom lañu yaakaar ëllëg kon buñ jagulee bu ëllëgee fu ñu jëm si gàttal daal loolu laa doon dolli bu ko defee ñu ñaana incha allah kon sàkku si mbooloo mi ku nekk jàng fatiha ak salaatal fatihi ñu def ko addi seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dugal si yéen yëpp yàlla mottali yéen yëpp incha allah ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين